dañuy dellu di nuyu ñi fi nekk ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ni rek li ñu bëggoon def mooy sa waxtaan ci cérémonie d'ouverture ñu nekk fi tey ak le sous-préfet de Thiénaba monsieur Ndiak Sène ñu ànd ci ak la formatrice Ndiak Sarr di bu m'excuser monsieur Ndiak Sarr donc ñu ànd ci aussi ak la formatrice madame Ndiaye ak Sireba mi nga xamante ni moom mooy la maîtresse d'œuvre de cette formation li ñu bëgg a wax rek mooy yéen ñi nga xam ne yéen a fi daje tey am nañu l'honneur de recevoir monsieur le sous-préfet pour mu ñëw lancer ko officiellement ñi leen di wax rek formation bi day formation boo xamante ni Sireba moom moo ko démarré woon mu waxtaane ko avec waa 3FPT ak benn ONG bu ñuy wax Action Humaine 3FPT ñoom ñoo financé formation bi mais depuis daaw ba ren ñi ngi ko bëgg di def mais mënuñu ko def parce que Covid bi moo fi jaaroon muy coronavirus moo taxoon boobaak léegi mënuñu ko def ba ren jii nag ñu bëgg ko def pour 200 femmes yoo xamante ni sax dans le département de Thiès mais plus particulièrement dans l'arrondissement de Thiénaba ñu war leen a former nag ci lu tolloo 4 ba 5 modules tey normalement les femmes de Ngoundiane devaient être ici pour ànd ak yéen waa Thiénaba ñu ànd bokk def ko bi loolu amee waa 3FPT war ko def Sireba bi nga xam ne mooy maîtresse d'œuvre bi dafa dem waxtaan ci ak l'autorité waxtaan ci ak monsieur le maire waxtaan ci ak ñi mu ci war a waxtaan ak yépp mais ñu gis ni ANAMO ak 3FPT benn la parce que ñun ñoo bokk ministère de la formation professionnelle ci la Sireba dikkee ne nañu def synergie des forces ANAMO accueillir leen bokk dalal leen ñu ànd bokkandoo liggéey ci mbir mi loolu aussi vraiment bi ma ko waxee le directeur général de l'ANAMO wax ko le directeur des opérations ñu jox ñu ci ndigal xamal nañu ministère bi waxuma la dara waaye les structures de l'État lépp lu ñu yëkkati rek ñoom ñoo ko yëkkandoo ensemble di defandoo ensemble waxuma la ak nag jamono yi la passé la fi ministre Dame Diop ñëw bi mu dikkee aussi ñëw Thiénaba ñu def forum bu mag sur l'emploi et l'insertion des jeunes gis nañ taxawaay bi ci 3FPT am ñëw def fi stand ñi ànd bokkandoo journée bi liggéey ko en présence du ministre ñu ci remercier population yëpp au passage comme ni ñu ko defee woon kon tey su 3FPT ñëwee Thiénaba ànd ak madame Diagne Sireba ànd ak les femmes de Thiénaba les femmes de développement Action Humaine ànd ak aussi le collectif paysan de Thiès ñu ànd war a bokk liggéey def ay formation ñun waa ANAMO mënuñoo def lu dul rafetlu ko une fois de plus ñu ci gërëm le sous-préfet de Thiénaba bu baax parce que moom li may wax rek moom moo fi toogal le président de la République lépp lu mu joxe ndigal loola am nañ ci ndigal lu mu joxewul ndigal amuñ ci ndigal mais lii daal vraiment ñi leen di xamal ni ñun waa ANAMO ñi ngi koy rafetlu bu baax di ci kontaan bu baax vraiment di wax ni yàlla nañu sunu borom defal jàmm ba li ñu bëgg ci formation bi ñu am ko donc ça va durer monsieur le préfet 4 jours le mardi tey mercredi jeudi vendredi la ñuy def cérémonie de remise d'attestation yi incha allah en présence du préfet bu ci yàlla dimbalee ñi koy wax ak le maire ak les autorités yi fi nekk yépp ñu jox leen seen i diplôme di ñaan yàlla aussi bu ngeen jógee ci formation bi li ngeen ci amee ngeen mën ko jariñoo mooy ngeen mën a def liggéey madame la formatrice moom elle est professeure de français et d'anglais monsieur le préfet jóge ba Diourbel elle travaille au CRETEF de Diourbel elle est très expérimentée en la matière totalisée ci plusieurs années de métier ànd ci ak les structures du ministère di ci liggéey boobaak léegi lu yàgg kon su ñëwee Thiénaba war a ànd ak ñun pour ñu ñoŋal liggéey bi du ñu mën a def vraiment lu dul di la sant au passage di la gërëm gis nga ko bi nga ñëwee yaa ngi fekk démarré nañu liggéey bi commencé ci nekk mais yow lañ doon xaar pour ñu lancer ko de manière officielle fas yéene ci ànd nag pendant 4 jours wax dëgg war cee liggéey boo xam ne bu ñu jógee mu jariñ askan wi loolu daal la ñu amoon lu ñu ciy expliquer monsieur le préfet donc Sireba va nous rejoindre tout à l'heure dafa demoon rek juste vraiment moom itam ñu koy remercier di ko encourager parce que elle a eu beaucoup d'audace beaucoup de perspicacité mais elle a eu beaucoup de courage aussi pour mën a woote formation bu mel nii wane na ni moom développement Thiénaba ñor na ko wane na ni aussi luy jëmale jigéen ñi kanam ñor na ko wane na ni aussi bëgg na donner corps à la vision du président de la République apporter ci sa pierre dans l'édifice donc ñi koy remercier di ko encourager di remercier l'ensemble des autorités merci beaucoup. ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax ñëw ubbi session de formation bi pour ñaari téeméeri jigéen ci goxu Thiès rawatina nag arrondissement bu Thiénaba mbégte bu rëy la ñuy am nag monsieur Diallo directeur pour dellu siwaat fii
nga xam ne fan yi passé ak ministre Dame Diop ñëw nañ fii te dara taxuñu woon a jóg lu dul wàllum xëyu ndaw yi te fii aussi li ñu fi indiwaat doon pexe lu ñuy def ba jigéen ñi am ci lu ñu jàpp ba mën a demal seen bopp su ma waxee loolu man wàllu capacitation boo xam ne dina tax ñoom ku ci ne nga am ci loo jàpp ba mun di yëngu ba mun a suturlu ak sa njaboot loolu nag dañ ciy sawar bu baax a baax moo tax bi ñu jotee lettre invitation bi wax dëgg yàlla hésité wuñu fas yéene aussi jëmmal fi jàppale leen ci pour liggéey boobu nga xam ne ci démarche Siré Ba madame Diagne nga xam ne kuréel bu yaatu la am ci biir arrondissement bi ak biir département bi buy yëngu ci wàllu développement yoon la ñu ñëw ubbil ko ndaje boobu di ci am mbégte bu baax comme ni ma ko waxee parce que xam nañ ne jigéen ku ko jàppale ba mu mën a demal boppam mënal boppam jàppale nga kër te ku jàppale kër jàppale famille ku jàppale famille jàppale réew kon ci loolu dañ ci am mbégte bu baax pour jàpp ci suñuy jigéen suñuy sœur war a mën a am ci lu ñu jàpp ba mën a demal seen bopp di ñaan lii aussi directeur yu mel nii ñu gën koo yaatal parce que baax na trop nit ki nga koy jox toujours mais la gën mooy nga jox ko jumtukaay yu mën a tax bu saa bu jógee mën a defal boppam mën a ñoddi indi ci biir kër gi xam nañ aussi ñun góor jigéen lépp lu mu am lépp lu mu taataan ci biir kër gi la koy indi te da koy def ci biir njaboot gi ñun gaa góor ñi ñuy def naka sa dul noonu léeg-léeg ñu am fu ñuy jàdd am yeneen kii yu ñuy def xam nga fi may waxee mais xam nañ ne jàmbaar yii lépp lu ñu am lépp lu ñu def ci biir kër gi lañ ko jëmee kon jéego yi ñu munte def madame Diagne pour mën a am yeneen formation bu dul fànn wi rek nga mun a amaat yeneen possibilité ak 3FPT ak yeneen kuréel ba mun a jàppale jigéen ñi ci gox bi ak jàppale ANAMO ba mën a formé waat yëf yi gën a yaatu loolu dañ koy sàkku ci yow nga ñu ngi ci monsieur Diallo directeur ñoom ci loolu la ñuy dox guddeeg bëccëg parce que dafa bokk ci mission régalienne yu ANAMO ci loolu nag ñun aussi dañ ciy gën a jàpp muy yow muy keneen ak keneen pour que mbir mi gën a yaatu suñuy jigéen suñu mënee ba ku nekk mën a demal boppam yaakaar naa li ñuy xalaat ci émergence dina mën a am te émergence du dem mënta am tant que acteurs yëpp surtout jigéen ñi tooguñu ba mën a demal seen bopp mën a am lu bari loo xam ne nii ñoom seen bopp bu ñu ne bërët jóg war ko mën a régler di ñaan yàlla formation bi ñu ubbi seen xel bu baax def ci seen xel ba bu ñu paree ku ci ne mën a am sa diplôme ñu dellu siwaat ci yeneeni pàcc ba ñoom ñu mën lu mel ni transformation céréale ak yeneen ba gën a ñoŋal seeni mën-mën lii daal la ñu amoon lu ñu ciy wax monsieur le directeur madame Ba madame la formatrice pour ubbil leen seen ndaje bi di ci am kontaante bu baax comme ni ma ko waxee ñu dugg ci jàmm génn ci ak i diplôme ak yeneen i diplôme aussi topp ci pour que ngeen bokk ci ñi nga xam ne nii yéen ay tax Sénégal émerger maa ngi leen di gërëm nag di leen sant bu baax a baax jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiite ci nuyoo bi monsieur le préfet de Thiénaba Ndiak Sarr di nuyu aussi sunu gan gi formatrice bi madame Ndiaye ak sama frère El Hadj Diallo di leen nuyu yéen ñëpp yéen ñi ñuy formé. waaw man la Fatimata Ba man maay coordonnatrice régionale de Thiès formation nag waa 3FPT mayoon ñu ko ñu tàmbalee ko fii ci département de Thiès di formation bi nag pour 200 femmes la waaw ñu ngi soog a commencé ñu ngi soog a démarré 50 yi 25 la Thiénaba 25 à Ngoundiane filière aussi pour 4 filières la céréales yi 50 la
saponification 50 la fruits et légumes 50 yeneen 50 yi le lait en fromage moom la ñuy def nii waaw. Comme préfet ni nga ko waxee rek ñun tamit ñu ngi ñaan bis bi rek ñu yàlla may ni ñu ko mayee ñu tàmbale ko nii ci bisimilahi rahmaani rahim yal nañu may àggalee suñu sago àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di kontaan bu baax a baax ci ñëw teew bi nga teew fii wax dëgg yàlla man mii sigil nga ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa ko bokkal ndax tamit ku ne ci xàll wi di soxna aussi ku koy accompagner naan ko waaw góore waay te man sama xalaat rek li ma jàpp ne rek mooy nit ki dafa war a amal njariñ askanam man ci laay dox suba ba ngoon jot kon bi ma demee ba waa 3FPT ne ma yow dañ la may formation damaa kontaan damaa nooywaat bu baax a baax ndax damaa yàgg def démarche yi di la wax ne monsieur le préfet nag lii waxoon nañu ko depuis mois d'août lañ ko waroon def mais bi Covid bi ñëwee daanaka moom moo bouleversé lépp ñu ne ma nag léegi du tere ñun saa yu affaire bi situation bi décanté rek ñun daañu la woote daañu la formé si jigéen ñi nga soxla léegi nag di la wax ne rek na affaire bi man di leen cee kontaan nañ ci lool ndax lii lu ñu jafe la ndax femme aussi fu ñu toll ñu ngi laaj financement mais bu ñu lay financé aussi day tax yow nga am xam-xam boo xam ne bu ñu la financé nga mën cee liggéey financement yi chaque année dafay bari loolu moom ku nekk xam na ne président xam na ne moom dafa joxe ba sonn mais nag li tax du am résultat da nga jox nit financement xamul nan la koy def jàngul amu ci expérience amul benn formation mënul bind mënul dara kon mun na jëriñoo xaalis bi kon lii ñu gën koo yaatal comme ni nga ko waxee dañ ko gën a yaatal ba nga xam ne kenn ku ci nekk dina am ci métier dina am xam-xam ci li muy yëngu su ko defee soo ko joxee financement am dina ci mën a liggéey génn ci résultat jëriñ ci boppam jëriñ ci njabootam jëriñ ci askan jëriñ ci ñëpp kon nag ñuy ñaan lii yal na ko yàlla fulal ba mu gën a fula man nag wax dëgg yàlla personnellement man kontaan naa ndax ñaan ñu may la wax dëgg yàlla yombul te yàlla defal na ma ko woote aussi ñu wuy si la yombul te yàlla defal na ma ko kon nag maa ngi santal yàlla sunu borom bu baax a baax di sant samay ñaari waaju sant sama borom kër bi nga xam ne moo ma bàyyi ma yëngu suba ba ngoon jot di leen sant yéen ñi nga xam ne aussi su ma jógee yéen nekk sama gannaaw di ma jàppale kontaan naa trop wax dëgg yàlla di ñaan yal nañu yàlla àggale lépp di leen remercier nag yéen ñëpp bàyyuma kenn wax dëgg yàlla merci beaucoup ko ci bismillahi rahmaani rahim war ko eggale àjjuma incha allah muy 4 jours de formation. waaw bu àjjuma dinañu def cérémonie de clôture dina am attestation yu ñu war a remettre ñi nga xamante ni ñoo doon def formation bi. waaw formation bi nag li nga tax a jóg mooy ci cadre capacitation des femmes maanaam jox leen ay formation yuy war a mën a tax ñuy am ay activités génératrices de revenus ndax ku ne xam na ni jigéen dafa soxla ku ko jàppale ba mu am koom boo xam ne dina tax mu mën a demal boppam. ci cadre autonomisation des femmes nag jox leen métier ba ñu mën a di yëngatu di am askom buy dugg si ci ñoom loolu moo waral formation bi en transformation conditionnement et conservation des céréales locales. asalaamaaleykum nuyu naa mbooloo mi waa Thiénaba Gare maa ngi leen di ziar di leen nuyu suñ formation bi laay wax formation bi kontaan nañ ci ñu ngi liggéey pour ba liggéey ñu yóbbu suñuy njaboot madame Sira Ba moo ñu fi jiite. pour mu ñëw ñuy liggéey fii mu jël ñu ngi kontaan ci liggéey bi neex na méttiwut ñu ngi ciy daan suñu doole pour ba liggéey ñu mën a tere suñuy njaboot. waaw liggéey bi toppatoo nañ ñu bi ñu fi ñëwee wan nañ ni liggéey ñu ngi liggéey kontaan nañ daal ci liggéey bi moom. waaw ndax boo mënee sa métier ku mun yóbbu ba liggéey nga mën a jàppale say njaboot. ndax arrangé nañu ndax ñoo ngi nii di liggéey te loo waay mun yóbbu ku mun sa métier ku ne ba liggéey yaa koy jëriñoo ba liggéey am nañ suñuy métier. ñu ngi jàng suñu liggéey ba liggéey ñu mën a am lu jàppale suñuy njaboot ak suñuy kër. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla formation bi commencé yàlla nañu ko commencé bisimilah rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin macha allah daal li ñu fi commencé gisagum dalagum na suñu xel ndax genn wàll ci ñun ñoo xam ne dañuy toog suñu kër gi amuñu benn métier amuñu benn liggéey bëggoon nañu formation waaye ñu ngi sant Fatmata Ba nga xamante ne di madame Diagne nga xamante ne moo ko fi indi. jàppale jigéen ñi dara ñor ko muy lu développement de Thiénaba loolu rek koo ñor ci àddinaam ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lii moo sumb yàlla na ko ci yàlla jàppale ñun ñi man ci nekk nag ma jiite jigéen ñi maa ngi ñaan yàlla ñu góorgóorlu fas jom jàppale suñu bopp jàppale suñu njaboot ndax fii ku fi ñëw wut xam-xam moo la fi tax a ñëw kon moom nañ ci def fulla ak fayda ak jom jàpp am suñu liggéey bi am ci suñu xam-xam njëriñ suñu bopp njëriñ suñu njaboot njëriñ kenn njëriñ ñëpp waaw di sant yàlla daal macha allah. formation bi ñu jox tey pour 50 femmes filière la muy céréale locale bi moom la ñu commencé di wax ni rek formation bi pour 4 filières la céréale locale mooy 50 yi commencé tey après am na saponification dinañ ci former encore 50
fruits et légumes dinañ former encore 50 former waat de lait en formage yeneen 50 en tout mu nekk 200 femmes yu ñu nar a former par 3 FPT. di këram nag président Macky Sall bu baax a baax da xam ne nag lépp moom la boo sañoon tey kenn du toog te jàppoo ci dara bu sañoon aussi kenn du toog te amoo dara wax dëgg yàlla mu ngi def kéemtulaay kàttanam kon nag ñun lu ñu war a def mooy ñun tamit jóg ñu jàppale kenn ku nekk yaa xam sa gox xam li nga sa gox la fa war a yëngu sa gox la fa manqué nga jóg nga jàppale ko ndax wax dëgg yàlla daanu dajus mënul fu mu toll muy dem di wër nit ñi li mu mën rek mooy mu lancer appel que nit ñi nañu sàkku xam-xam nit ñi nañu am financement nit ñi nañu jóg seen toogaay nañu am fu nu jàpp bu ko defee kenn dootul am benn problème kenn dootul am benn jafe-jafe waaw loolu laa amoon lu ma ci dool di am kontaante bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla suñu borom rek yal nañu àggal lépp ci alhamdulilahi rabbil alamin